jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ñu dellu am mbégte dellu si ak yéen tey ji si samedi ji ñetti fan ci weeru septembre atum 2022 ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey seen émission pencum réew mi dellu am mbégte daal di dalal Samba Tall Sarr mu nekk expert minier pétrolier maanaam koo xam ne xelam màcc na jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz waaye tamit mu nekk assistant ingénieur mu nekk technicien ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum pont wàllum chaussée tali lépp lu jëm ci infrastructure ci wàllu woowu moom la ñu fas yéene waxtaanal waaye tamit bu weesoo loolu nga xamante ni tey si la spécialisé wu homme politique la bokk ci parti bii nga xam ne mooy awale nag buñ ko waxee xel yi dem ci ki nga xam ne moo ko jiite jamono ji di docteur Abdourahmane Diouf Samba Tall Sarr moom nag la ñu daal di invité tey Samba Tall Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di ñaan yàlla kàddu yi fekk la ci jàmm. sunu borom mi borom jàmm di borom sutura yàlla na ko defal bépp sénégalais ak sénégalaise bi nekk ci biir réew mi ak mi nekk bitim réew. di ñaan yàlla waxtaan wi ñu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Samba Tall Sarr sànq ci présentation bi nee na expert minier nga expert pétrolier nga technicien nga ci lu jëm ci wàllum pont wàllum tali ndax am na leneen loo ci mën a yokk ci présentation bi. waaw liñ ci mën a wax ci gàtt rek mooy que ni Samba Tall Sarr benn ndongo daara la. bu nekk consultant minier pétrolier et gazier nekk foreur aussi maanaam mbiru li nga xamante ni moom mooy lii gas suuf la ndox waaye damay xeltu ci li nga xamante ni dañuy machines yi gas ci wàllu suuf si pour wàllu mine loolu mooy foreur en onshore bu weesoo loolu aussi technicien la ci wàllu pont ak wàllu defar tali bu loolu yépp jàllee ma nekk tamit délégué national chargé des ressources minérales lépp loo xamante ni mbirum ressource la ci parti bii di awale bi nga xamante ni le docteur Abdourahmane Diouf moom moo ko jiite nekk responsable politique aussi fële ci Ngaye Mékhé dans le département de Tivaouane région bu Thiès. jërëjëf Samba Tall Sarr li nga xam ne nag moom la ñu fas yéene waxtaanee dina bokk ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ressource naturelle ci Sénégal wàllum pétrole ak wàllum gaz ndax wax ji bari na ci fan yi dégg ngeen président Macky Sall def na ci ab sortie lu mooy loolee tamit li nga xamante ni moo jëm ci code des marchés publics dafa am ak coppar ñi goo xam ne président Macky Sall def na ko jaarale ko ci décret am ñu mu teggil procédure yi nga xam ne moom la képp ku nekk ci réew war a jaar ci lu aju ci wàllum marché public te ñu teggil ko ay kër fii ci Sénégal ñu si mel ni SAR Senelec ak Petrosen danañu si daal di ñëw ci biir waxtaan wi lan mooy njariñu décret boobu ñu soppar ñi waaye tamit dinañu wax ci lu jëm ci li nga xam ne mooy élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn ak coalition Aar Sénégal ak ëllëgu assemblée nationale ak njëgu yokk yi inondation yi ak lu soxal wàllum tali yeeg pont yi ndax technicien la ci lu jëm ci wàllu woowu laaj bu njëkk bi Samba Tall Sarr yow expert minier pétrolier consultant nga ci lu jëm ci wàllu woowu xam-xam boobu fan nga ko amee fan nga ko jàngee maanaam man ab sénégalais laa juddoo Ngaye Mékhé jàngee Ngaye ba génn Ngaye ñëw Ndakaaru continuer fee jàng yàlla dimbali ma may subir ay formation ba bi ma njëkkee mooy formation ci wàllu mine ak carrière ci la ma yàlla dimbalee ma ci nekk ci ba jot ci samay lijaasa jot ci samay diplôme depuis 1991 yàlla dimbali ma it boobu ba tey maa ngi ci activité yooyu nga xamante ni moom mooy wàllu mine kooku muy beneen bi ñëw inscrire ci benn institut pétrole du gaz boo xamante ni ma nga nekk bitim réew di ci jàng wàllu woo xamante ni wàllum pétrole la bi ñu pare aussi ma am ci samay lijaasa loolu moom moo tax tey jii lépp loo xamante ni dañ koy wax sur la cartographie minière pétrolière et gazière yàlla dimbali ma it ba teg ci sama xel mi ak ci sama loxo bi lépp loo xam ne cartographie minière pétrolière la ci biir réew mi ma boole kook sama xam-xam war cee mën di wax
ul loo xamante ni su ma ko waxee dina ñoŋ ba nga xamante ni kenn du ci mën a teg leneen loo xamante ni day weesu li ma ci wax. waaw loolu daal mais bi nga koy jàng boobu waxi pétrole ak waxu gaz ci Sénégal boobu melut nii ay 91 boobu lu yàgg la lu nekkoon jubluwaayu branche boobu nga suivre ko. dañu déggantewul dama ne la ci sama njëlbeen 91 laay gëstu laa nekkoon ci wàllu formation wàllu mine ak carrière botul 6 ans wala 7 ans bi ma duggee di def formation ci institut boobu nga xamante ni moom mooy gëstu ci wàllu pétrole ak gaz ndax xam naa ni avenir ni xel moom loolu rek lay jëriñ. léegi mine ak carrière boobu 91 lu nekkoon jubluwaay bi. maanaam lan moo sababoon branche yu bari nekk fi nga suivre mine ak carrière. dama xam ne rek àdduna tey yàlla ñun ci Sénégal en offshore comme en onshore ni ma koy waxe ci géej gi comme jéeri ji ñëpp xam nañ ni Sénégal am nañ loo xam ne yàlla dencal nañu ko sunu biir suuf nag loolu mooy wàllu mine comme du moment où loolu am na te loolu dafa yàgg nekk sama mbébét te it wax dëgg yàlla fi ma jaar yëpp wax dëgg yàlla sama commencement ci sama wàllu liggéey ci ba may doorit ci wàllu mine la kon su ma ci gëstuwul cela veut dire que ni man bàyyi naa loo xamante dama ci war a gëstu te loolu tey jii loolu yàlla def na ni moom mooy avenir u Sénégal ndax tey Sénégal kenn mënu fee wax lenn bàyyi fi lii nga xamante ni moom mooy mine parce que tey am na lu tolloog 20 ressources ak yu teg ci wàllu mine ci biir réew mi nga xam ne moom la ñuy wax Sénégal kon ku yóbboo li ñuy wax les séries scientifiques mën cee digal sa doom mu dugg ci séries scientifiques yi surtout sur le domaine mine ak géologie dama yaakaar ne avenir u Sénégal tey foofu la. waaw Samba Tall Sarr est-ce que ëllëgu Sénégal ci ressources naturelles yi rek si lañ war a mën a sukkandiku pour Sénégal ñoŋ ëllëg. en tout cas li ma ci mën a wax daal mooy que ni am na ci pàcc bu am solo mën na nekk nag impôt comme niñ koy waxee mën na nekk agriculture mën na nekk waaye daal jàpp naa ni pays industrialisé yépp matière première moom mooy luy jóge ci biir géej ulla ci lu jóge ci biir suuf loolu nag bu fekkee ni tey Sénégal am na ci lu tolloog 20 ba pare nag réew yi amuñu lu ñu fiy wax génn ci wàllu développement wàllu mine wàllu pétrole wàllu gaz wàllu fer wàllu zircon wàllu phosphate loolu boo ko ci génnee dara dootul des ci réew mi nit ku nekk nag na ma ko waxee barki démb rek la nga am moom ngay jox sa soxna mu dem marché te potentiel bii tey jii mënuñu koo yor ñu xam ne le Sénégal est potentiellement riche te duñ ci gëstu duñ ci jàng pour war a mën a yóbbu sa beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs. mais est-ce que Sénégal pays pétrolier la wala gazier? Le Sénégal, on peut dire aujourd'hui que c'est un pays gazier et c'est un pays pétrolier. Ki nga xamante ne mooy président de la République bu Sénégal muy le président Macky Sall c'est un ingénieur géologue xam na la cartographie minière pétrolière et gazière du Sénégal comme ñun ñii niñ ko xamee gëstu ci jàng ko comme ni mu ko jànge beneen bi kon tey jii bu fekkee ni dañuy wax ay milliards de mètres cubes de gaz ci réew mu mel ni Sénégal di wax ay milliards de barils de pétrole dans ce même pays, cela veut dire que ni on est parti pour être un pays pétrolier, un pays gazier. moo tax ñu ne le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier d'autant plus que dañuy def ay sondages confirmé approuvé que lii am na fi tey jii ci potentiel de gaz et de potentiel ci li nga xamante ni moom mooy pétrole ak fer ak li nga xam moom mooy zircon ak yëpp yi nga xam ne moom laa lay limal kon yii yëpp tey jii bu fekkee am na tey jii mu am ay société cotées en bourse lu mel ni ay Cosmos lu mel ni ay BP gis nañ fi ay dégg nañ fi ay Exxon Mobil gis nañ fi ñoom ñëpp gis nañ leen ñoom ñëpp approuvé nañu maintenant le Sénégal Cairn Énergie bi ñu defee seeni sondage de précision ci biir géej gi xam nañ li maintenant le Sénégal est potentiellement riche en hydrocarbures. mais Samba Tall Sarr tey ressources naturelles yi nga xam ne moom la Sénégal am yan la ci Sénégal commencé gu na jëfandikoo ndax lu mel ni pétrole ak gaz boo déggee wax ji day mel ni commencé nañ koo manqué ci réew mi wala commencé nañ koo manqué. li ma la mën a wax ci gàttal te loo xamante ni wax dëgg yàlla modestie à part mooy daal lenn lañ ci tàmbalee gu la exploité ci wàllu pétrole ak gaz muy bloc bi nga xamante moom moo nekk blocu Ngadiaga foofu en onshore la maanaam ci jéeri ji à part gaz boobu amul beneen gaz bu génn feneen ci Sénégal sur l'ensemble des 29 blocs qui sont dans ce pays damay fàttali rek ni réewum Sénégal am na 29 blocs de pétrole 29 blocs de pétrole yooyu kenn exploité gu ci benn à part bii nga xamante ni moom moo nekk fii tey jii ci Ngadiaga. kon pétrole dara génnagul Sénégal. pétrole walaat pétrole
litre wala bëriga génnagul Sénégal tàmbaleegul a exploiter pétrole am incha allahu rabbi jàpp nañ ni décembre 2023 ci la premier baril yi war a daanu ci Sénégal wane ni ñu ngi exploiter sunu pétrole 23 ci la ñu war a tàmbalee exploiter sunu gaz bi nga xamante ni moom moo nekkit sunu digganteeg Mauritanie kon 23 ci la ñuy tàmbalee exploiter sur l'ensemble des 29 blocs à part blocu Ngadiaga ñaari bloc yi kese la ñuy exploiter dans ce pays. léegi bloc pétrole yi ngay wax nii. yow xam nga 29 yooyu fan la nekk ci Sénégal gi yëpp. 29 yëpp mën nañ ko xayma nañ ko xam nañu décret yi tey jii jàpp nañ ni li nga xamante ni tey jii moom mooy li ma la wax léegi 29 blocs yi am na 13 en offshore 9 en onshore ak 7 en offshore 9 en onshore et en ultra deep mu def 29 blocs. waa léegi bloc yooyu noonu damay dégg ñu naan ay danañ si ubbi enquête parlementaire ndax dafa ay bloc yoo xam ne dañ ko jël jox ko ñi nga xam ne ñooy waa Total. lu ci mel ni bloc bi may dégg bloc bi nekk Rufisque. waaw xam nga mbiru bloc yi damay jóg rek tàmbalee tuuti ci li nga xamante ni moom mooy bloc yi wax naa ko léegi dafa am ñaari bloc yoo xamante ni moom la ñu joxe pour exploitation. benn bi mooy sunu diggante ak Mauritanie nga xamante ni moo ngi bokk ci blocu Saint-Louis offshore profond superficie yi toll ci 9463 kilomètres carrés boobu mooy bu indi woon coow lu sunu diggante ak Aliou Sall ak ñoom Franck Timis boobu moom mooy fi ñuy génnee gaz bi beneen bi muy Sangomar offshore profond superficie yi toll ci 5863 kilomètres carrés benn bi Rufisque offshore superficie toll ci 4449 kilomètres carrés beneen bi Sangomar offshore superficie toll ci 4676 boo ko boole mu ne 14981 kilomètres carrés foofu la ñuy exploiter blocu pétrole bi nga xamante ni moom mooy Sangomar beneen bi ñuy wax mooy ultra deep Macky Sall président de la République moom moo ko joxe par décret présidentiel 985 mai 2017 kon jàpp nañ ni boobu nga xam ne moom lañ jox Total nga xam ni superficie yi mu ngi toll ci 65248 kilomètres carrés moom la ñuy wax ultra deep boobu ça n'a rien à voir ak Rufisque offshore profond bi ngay wax nga xam ne superficie mu ngi toll ci 10348 kilomètres carrés nga xam ni boobu it Total la ñu ko jox loolu moom mooy li nga xamante ni tey indi na xëy na coow Total bi nga xamante ni moom lañ jox lu toll. mais ni leen ko joxee est-ce que jàppoo ne ak ndëngate am na ci. waaw xam nga ndëngate bu fekkee ni ñun tey dañu nekk dans l'opposition tey jii yow ci sa bërëb boobu nga nekk ak man ci sama bërëb bi ma nekk am nga dossier yoo xam ne yoruloo ko man am na dossier yoo xam ne yoruma ko mais jàpp naa daal ni lépp contrat boo xamante ni dañ ko war a joxe dafa am assemblée nationale loo xam ne dañ koo tënk ñu am code pétrolier am code gazier ñu ne nii la ñu koy joxe nañu koy joxe bu jaaree yoon xam nañu bu jaarul yoon xam nañu mais daal jàpp nañ ne lii nga xamante ni moom mooy contrat d'exploration mooy dañ laa jox pour nga jeex bu fekkee ni tey jeex nga ñoom ci seen kaddu nee nañu jox nañu Total nee na jeex na gisul dara mais ñun amul lu ñuy confirmer ni évidemment que ni Total recherche na gisul dara parce que tey nous n'avons pas accès à ces documents. D'accord, mais jàpp nañ. waaw mais Samba Tall Sarr tey wàllum pétrole bi ak wàllum gaz bi est-ce que li ci Sénégal di bénéficier wu gënut a néew ka li ci ñi koy exploiter di jëfandikoo maanaam ñi nga xam ne ñoom la ko Sénégal jox pour ñu exploiter ko est-ce que ëppale wuñ ci Sénégal ndax ñun dafa mel ni turu pétrole ak turu gaz rek la waaye. comme bis dama la ciy tënkal tuuti dañu am modèle de contrat ñun bu ñu signé ñun. mais balaa modèle de contrat bi nga xam moom la ñu signé dañuy nangu tey ni Sénégal moom moo tëgg kotam tudd ko code attractif pour nit ñi ñëw investisseurs yi ñëw tey jii jàpp nañ ni nous avions un code attractif code boobu nga xam ne jàpp nañu pour nit ñi ñëw la 10% la ci Sénégal am. mais est-ce que code bu baax la tey jii xam nga code yomb na mais est-ce que code bu baax la aussi. waaw foofu laa la jëmal léegi ñun 10% yooyu nga xam ne moom lañ ci am. ñii nga xam ne ñoom lañ signé contrat yi code boobu la parce que loolu la ñuy wax modèle de contrat de partage de production d'hydrocarbures maanaam ci wolof ni ma la ko mën a waxee mooy bay séddoo
ñoom ñooy ñëw ak seen alal jeex bu ñu jeexee exploité suñu exploité génne li nga xamante ni ñoom moom lañ ci financé ci x année bu dee 20 ans bu dee 25 ans bu dee 30 ans ñu ne lii da ngeen ñu koy fay ci 25 ans da ngeen ñu koy fay ci 30 ans li nga xam moom moo fi des nag ñu doog koo séddoo mais bala ñuy def dara li nga xamante ñoom moom lañ ci investir ñoom dañuy garantir ni ñoom loolu dañ koy génneel ci seen cëggal guy ba pare li nga xam ne nag moom moo fa des nag ñu doog a tàmbali nag taxaw nag pour séddoo ko mais effectivement li nga xamante ni moom mooy code bi nga xamante ni moom la ñu signé c'est le code de 98 bi nga xamante ni tey jii Sénégal 10% la ci am ñoom nga am ci 90% da nga koy xool ci blogu bi nga xamante ni moom moo nekk suñu digganteeg Mauritanie actionnaire majoritaire yi BP ak Cosmos la fii tamit actionnaire majoritaire yi du Sénégal parce que Sénégal aussi 10% la ci am. ginnaaw bi nga xamante ni génn nañu li nga xamante ni moom lañ ci def comme investissement moo tax aussi il va falloir nit ñi am un œil directeur parce que investisseurs yi bu ñu ñëwee li ñu mën rek mooy gonfler seen coût d'investissement ci li nga xamante ni moom la ñu def ci recherche yi par exemple tey mën nañ ñëw bu ñu amul un œil directeur amuñu xool ci li nga xam moom la ñuy def fu ñu def 5000 milliards bu la neexee def nañ ci 8000 milliards wala 10 000 milliards wala 15000 milliards moo tax aussi gëstu bi ak xool bi tamit da ciy baax mais comme ñun yoruñu baat bi nga xam moom moo am li ñu man rek mooy joxe sunu avis ci li nga xamante mais Samba su dee tey par exemple tey entreprise bi dafa ñëw def li ñuy wax exploration mais bu defee exploration xam nga tey nit ki mën nga ñëw nga ne ko léegi da ngay mën nañu signer peut-être contrat ngeen nga def exploration boo demee ba def exploration ba gis ba pare ñu doog a def contrat boo xamante ni dafa doog a jëm nag ci exploitation waaw léegi lan moo tax ñu bëgg a boole ñaar yooyu waaw loolu laa la wax xam nga processus la pétrole processus la da ngay dem jeex investisseur moom mooy jël ay milliards am ay dizaines de milliards am ñëw pour jeex bu fekkee dafa gis danaan la recherche naa moom la ñuy wax exploration gis naa damay exploiter maanaam loolu yëpp nag dafa am lu ko tënk mooy ca début contrat ba lettre de présentation bi moom mooy wax ni société bii am na capacité financière am na capacité technique jaar na fii jaar na fee kon doy nañu pour ñu jox ko sunu bloc mu def recherche bu waree exploiter mooy exploiter mais lii nga xam ni yow investisseur moom nga ci def jàppal ni contrat modèle de contrat bi ñuy signé ak yow mooy que ni bu ñu egsee ci séddoo jàppal ni moom mooy modèle de contrat de partage d'hydrocarbures jeexal nag boo gisee baax na boo gisul yow yaa perte te it lépp loo jeex ci 48 heures je ne sais pas 72 heures si je m'abuse pas am na nombre de jours yoo xam ne moom lañ ko jox lépp loo xam ne daf koo dajeek moom ci biir géej muy wàll wu mënti nekk au mètre 10 mètres 20 mètres 50 mètres 1 kilomètre ba 4 kilomètres de profondeur lépp loo gis da nga koy joxe moom la ñuy jël yóbbu ko échantillon bàyyi ko direction ba li nga xam ne moom moo nekk Petrosen ci banque de données leneen li nga xamante ne tamit moom moo ci nekk contrat moom bu fekkee ne exploitation la kooku mooy bay séddoo bu fekkee ne nag c'est un contrat de concession contrat yi fi dégg yëpp c'est des contrats de concession bu fekkee ni tey Samba Diop lan mooy contrat de concession contrat de concession mooy lii ci sunu réew la nekk dañ la ko jox pour nga def service bii léegi nag ci cahier de charge bi da ngay appliquer lii ak lii ak lii ak lii soo appliqué wu loolu nga xam ne moom la ñuy def ci cahier de charge bi ci bien muy maanaam or di même autoroute à péage bi kon ci sunu suuf la nekk maanaam lépp lu nekk ci suufu Sénégal rek ñu jox la ko pour nga liggéey ko en matière de service jàppal ni contrat de concession la te bépp contrat de concession am na ay clause de révision mën nañ ko xoolaat administrativement financièrement politiquement commercialement ainsi de suite kon jàpp nañ ni bépp contrat de concession mu am na abi clause de révision yoo xam ne mën nañ koo joññanti xoolaat la nga xamante ni moom mooy intérêt askan wi li nga xam ne tamit du intérêt askan bi léegi Samba Tall Sarr yow la ñu invité tey ci émission pencum réew mi ci rajo Rewmi FM yow ngay expert minier pétrolier gazier léegi Samba tey ni nga xam ne tey moom la gouvernement Macky Sall yore lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz ci Sénégal ak contrat yi si dox diggante Sénégal ak yeneen entreprise ak 10% yi Sénégal di am ndax yow jàpp nga ne yorin wi baax na est-ce que tamit jàpp nga ne yorin wi leer na ndax tamit amul ay leesuxul maanaam luñ ciy nëbb lu ci am waaw xam nga ñun dañuy nekk ñoo xamante ni nous avons droit au chapitre bu ñuy wax ak sunu askan ñu nekk expert ci mbir muy benn ñaar
ñu nekk délégué national war a wax pour sunu parti nga xamante ni lii moo ci sunu vision loolu dafay neex bu ñu poser question bu mel nii jàpp nañu ni Macky Sall président de la République avant muy accéder fii station bi nga xam te moom lañ ko jox nekkoon na Petrosen moom laa wax sànq donc moom maîtriser na la cartographie minière pétrolière et gazière du Sénégal kon xam na lépp moom parce que nekkoon na banque de données ba xam na lan moo nekk ci sunu géej ak lan moo nekk sunu suuf en tant que géologue kooku mooy benn ñaar li ma la ko wax léegi ñun téyewuñu nekkuñu dans l'administration centrale maanaam liggéeyluñu état bu dee ñun ñi liggéeylu état ñun ñoo dem ba xam ni potentiellement maintenant le Sénégal a des milliards de mètres cubes de gaz bu nekk ñu mën a wax ni tey par exemple suñu digganteeg Mauritanie li nga xamante ni def nañ ko prouver ko c'est plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz boo ñëwee Teranga boole koog yaakaar foofu la nga fa am na 600 milliards de mètres cubes de gaz ëpp laay wax ba tey kon cela veut dire que ni potentiel bi sax da koy yokk da koy ëpp parce que ay fan 1 am na fan 2 am na SN1 am na SN2 am na loolu yëpp ay bloc la buñ ci naroon dugg tey ji mën naa laa wax ba wax la bi ñu fooree ba ay 3 kilomètres 500 ci biir géej bu ñu fooree ba 4 kilomètres ci biir géej gis nañu lii gis nañu laa donc tey jàpp nañ ni bassin sédimentaire bu Sénégal pétrole kese la gaz kese la te ni mu ko amee ci géej gi noonu lañ ko amee tey ci jéeri ji kon jàpp nañu du moment où xam nañu kon ni Sénégal léegi nekkatul réew moo xam dañuy làmbatu ba xam am na pétrole wala amul gaz kon code attractif boobu nga xamante ni moom lañ doon wax ni investisseurs yi nañu ñëw ñu xool ba xam cela veut dire que ni kon bu ñu joxe waat suñu pétrole ak suñu gaz ñun dañoo war a acc suñuy mbagg mooy ñu gëm ni Sénégal maintenant est potentiellement riche. c'est prouvé xam nga nag Samba bu dee tey par exemple Sénégal am na pétrole am na gaz kese tey liñ si war a jëriñoo jërëlawuñ yow sànq wax nga code bi ba pare mais code boobu noonu yow code bi ni ñu ko tëggee liir nga ko est-ce que jàpp nga ne c'est avantage la pour Sénégal. mais loolu laa la wax dama doon développer eggaleeguma dama ne la tey jii bi ñu prouver rek ni Sénégal nekk na pays pétrolier et pays gazier dañoo war a changer waat code bi nga xamante liñ ciy am day ëpp fukki junni yoon 10%. mais lu mën a nekk la parce que li nga xamante ni moom moo fi des ñu war koo joxe wuñu ko kon bu fekkee joxe guñu ko war nañu mën a tëggaat boo xamante ne keneen ku ñu koy jox Sénégal da ciy gis boppam numéro 1. d'accord léegi sànq sa biir wax nee nga. ki nga xam ne tey mooy def exploration maanaam jeex ba xam fii am na pétrole wala am na gaz moom su jeexee ba gis na am na pétrole am na gaz moom day wax ne tant de milliards laa ci investir pour man koo seet ba gis ko léegi tant de milliards yooyu est-ce que dina am benn contrôle buy firndeel ne kii lii mu wax lu wér la. waaw moo tax sànq ma ne la ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yor état te état dafa yaatu mu am ay corps de contrôle am na ñoo xam ne ci wàllu finance la ñuy liggéey am ñoo xam ne wax na ko président Macky Sall wax na ko barki démb jëm ñaajo am na ñoo xamante ni seen spécialité mooy forage kese am na ñoo xam ne seen spécialité mooy li nga xamante ni moom mooy les coûts maanaam les coûts d'investissement les négociateurs à côté les financiers à côté maanaam c'est tout un ensemble technicien yooyu yëpp nga xam ne dañuy jàng liggéey pour Sénégal nga xam ne Petrosen c'est uniquement pour nos hydrocarbures Petrosen dañ ko créer uniquement pour sunu li nga xamante ni wàllu hydrocarbure la kon bu fekkee ni amul technicien booy wër tey ci àdduna war koo mën a indi Petrosen pour l'intérêt du pays war na la mën a jaral nga jëri ko ba Canada ba États-Unis ba France ak feneen parce que am na ñoo xam ne man xam naa leen ci des ingénieurs yoo xamante ce sont des ingénieurs calés en offshore yoo xamante ne tey ñu ngi biir Petrosen jàpp nañu kon ni lii nga xamante ni moom mooy coût d'investissement bi Sénégal war na ci teg bëtam ci sama njort bu rafet en tant que nit bu bëgg réewam laa yaakaar ni doo jël rek nit ni ko sa cëggal guye ngoog demal en haute mer loo fa def boo ñu facturé ñu nangu ko. d'accord léegi Samba Tall Sarr ñun pétrole ak gaz rek la ñuy wax léegi est-ce que mul yeneen ressources naturelles ay mine ak xeet yooyu. mais Sénégal potentiellement riche Sénégal nee naa am na or bi nekk fële tey moom nga xam moom moo nekk Kédougou am nga fa ñaari société benn bi Sabodala Gold Exploration la benn bi Mako Corporation la boo fa jógee Sénégal am na marbre am na 6 variétés mais pétrole ak gaz bi de bu naree mel ni oru Kédougou bee moom jërul sax ñuy sox wàllum export. waaw foofu laa la jëmal xam nga or bi daaw déjà yow nee nañ la mu tuuti mu bari nee nañ la lu tolloo 16 tonnes génn na fa fukki tonnes ak juróom benn génn na ci suufu Sénégal dem fan moom lañ ci exploité yóbbu ko fan 10% nga ci am jàppal ma loolu
mooy code bi ma la doon wax boobu 10% nga ci am nga jóge fa Sénégal am na marbre nekk diggante Ibel Banda Fassi ak Dendifelo 6 variétés de marbre mu ngi ci réewum Sénégal. ñoo ngi ko exploité. industriellement exploité guñu ko. d'accord muy kooku kooku mooy ñaar ñett am na phosphate d'alumine bi nga xam moom moo nekk ndendoor yi ñu yor ci ay millions de tonnes Sénégal am na zircon am na ilménite am na leucoxène am na rutile. tey jii Sénégal mais li nga wax nii est-ce que ñoo ngi koy exploité pour le moment nii comme ni ñuy exploité or bi. zircon bi ñu ngi koy exploité normal muy zircon ilménite leucoxène ak rutile moom moo nekk fële ca Diogo nga xamante ne tey ñun ñoo ne 3e réserve du monde derrière l'Australie et l'Afrique du Sud. tey jii réserve yi toll ci 3 milliards 200 millions de tonnes. léegi Samba zircon bi ak or bi amulul njëriñ Sénégal. naam ci réew mi la nekk pour le moment ni ñu koy utiliser. xamul lu tax mënuñoo am zircon bi nga wax nii wax li nga wax ci moom la ñu am moom la ñu fi exploité ci ay tonnes or. waxuma la Ndakaaru mais. jëmmi fa or ba nekk askan wu fay dund ñoom ñoo gën a tumuranke maanaam ñun sunu dund ak sunu nekkin sentiruñu ne Sénégal dëkk la boo xam ne am na or wala am na zircon. da nga ma may na nga rebondir foofu. gis nga loolu nga wax léegi nii. foofu nag laay sole casquette politicien bi foofu laay sole casquette porte parole bi foofu laay sole casquette délégué national aux ressources minérales bu parti Awalé ci loolu la ñu ne ñun li ñu gëm ba bind ci livre. mooy de la concurrence à la concordance vers une transition démocratique pour une première république sénégalaise parce que dañoo jàpp ni république bi ñu yor c'est une république importée c'est une république qui ne nous ressemble pas qui ne nous ressemble pas parce que république bi nga xamante ne tey ñun moom la ñu soxla mooy république bi nga xamante ne tey dafa sauvegarder les intérêts vitaux de cette nation sénégalaise république bi ñu soxla tey jii mooy république bi nga xamante ni tey jàpp nañu ni potentiellement en argent yoruñu liquide mais yor liquide mooy li nga xamante tey dafa nekk suñu biir géej ak li nga xam moo nekk suñu biir suuf kon jàpp nañ ni tey bu fekkee ni lu ñu gëm nga xam ne moom mooy charte fondamentale suñu politique de développement mooy li nga xamante ni moom mooy tey jii le patriotisme économique mënta weesu yow li nga am ci sa biir suuf ku mënti ñëw jóge bitim réew soo ko ci mënta ëppale pourcentage ngeen def contrat win-win loolu la ñuy wax contrat gagnant-gagnant sama président nekk docteur def droit international négociateur international bind livre sur les APE accords de partenariat économique bind yeneen ak yeneen pour l'intérêt de l'Afrique moo tax ñu koy tuddee le brillant père fondateur de l'afro-souverainisme xam nga ki nga xamante ni mu ngi xool souveraineté Afrique waxaale wuñ ko ak souveraineté kon réew. waaw mais Samba Tall Sarr xam nga tey moo tax ñuy proposer Sénégalais yi. Samba Tall Sarr damay bañ Sénégalais yi. dégg pétrole bi ak gaz bi. ndax tey dañ ne la cin bu naree neex bu baxee xeeñ. bu doon zircon bi jaarale nañ ko fi ñu ko war a jaarale ba Sénégalais yi gis ci seen bopp. ñu jaarale or bi fi ñu ko war a jaarale ba Sénégalais yi gis ci seen bopp. bu ëllëgee si biir bu ñu leen waxee na leen 2023 xaw ma 2024 di ngeen gis seen bopp ci pétrole bi ak ci gaz bi ñu war koo mën a gëm. waaw léegi li may développer foofu rek lenn la te ñun incha allahu rabbi jàpp nañ ni bu ñu ñëwoon tey ji à la magistrature suprême loolu lu ñu war a mën a taxawal la lu ñu mën a dëggal la xam nga mooy lan dañu ni tey Sénégal potentiellement dafa riche potentiellement bu fekkee dafa riche ñun ñu yor lii nga xam ne yépp moom moo fi nekk président Macky Sall bi mu demee barki démb jam ñaajo waxaat na ko fa man dama naan sax am na loo xamante ne xam naa droit d'auteur war nañ ma ko ci mën a fay. Sénégalais yi ci seen bopp tant que nous ne parvenons pas suñu secteur privé bii ñu rendre leen fort woo sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi ñi nekk bitim réew picc nga ca kaw xel maa nga ci suuf lu ñu mënti am bu doon seen sago dañuy ñibbisi seen suuf. mooy seen réew investir ci. mais Samba Tall Sarr kon bu fekkee tey dañu yor potentiel bii yépp nga ma wax. waaw te ñun mënuñu cee gis ñun suñu bopp. waaw. cela veut dire kon doxalinu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk la mais xam nga moment bi may toog di wax ak yow nii tey doon na neex ñu ne Sénégal am na ay doomam ñu constitué en consortium ñu ngi ubbi usine or boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ubbi ay comptoirs commerciaux fii ci biir réew mi bu doon 5 tonnes wala 7 tonnes la ñuy génne par année 5 ans Sénégal romb na Dubaï même sénégalais yooyu ñu ni constitué wu nañu en consortium ñu ngay exploiter marbre bi nekk Dendifelo Sénégal yooyu constitué wu nañu tey jii lépp luy defar ciment mu ngi ci biir réew mi ñi ngay tabax cimenterie bu bees sénégalais yooyu tey constitué wu nañu ña ngay fexe ba lii nga xamante ni moom mooy phosphate
ñu ngi defar engrais xoolal réew mu mel ni Sénégal léegi nga wax ko da ngaa wax léegi or wax zircon fàtte nga phosphate ak engrais Senchim fii la nekk mbaaw di defar engrais nekk filiale ci ICS tey jii ICS boobu yow Sénégal 15% nga ci am Pierre Babacar Kama yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana moom mi nga xamante ni tey moom moo créé woon société bii moo ko taxawaloon tey jii Sénégal moomoon ko à 100% tey jii Sénégal 15% la ci am Indorama moo ko moom à 78% IFCO jël ko à 7%. Cela veut dire que ni les intérêts vitaux de cette station sénégalaise ne sont pas sauvegardés ci sunu gis-gis. D'accord. loolu moo tax nag ñu jël sunu responsabilité engagé wu dugg ci langue politique gi pour bokk ci ñi nga xam ne ëllëg dañuy joxoñ askan wi fan la ñu war a mën a jaar pour yóbbu Sénégal bii nga xamante ni moom la ñuy yaakaar. xam nga Samba Tall Sarr. lu ñu mën di am ci pétrole ak gaz. ak zircon ak or. ak marbre. tant que loxo yaa ngi nekk ci loxo yi ñoo xam ne. ñoo ngi def ak ndëngate ak mbir moo xamante ne dara leeru ci. seen intérêt yi bopp ñor leen. Sénégal mën na see bañ a gis boppam ndax ñun ñoo ngi wax pétrole ak gaz mais sunu géej gii rek bu ñu ko sàmmoon mën naa ëpp solo wala ëpp njariñ pétrole wala mu ëpp njariñ or. géej gi li nekk ci biir géej gi. loolu laa bëggoon a wax ci loolu ndax dégg naa sa code maanaam ñoo ngi wax ne Sénégal pétrole 2023 xaw ma dina suqaliku dina nangam mais man dama jàpp ne bu ñu ko bëggee jaarale daal fii ñuy jaarale or bii ak marbre bii nga wax ak zircon bii nga wax nii maanaam noonu rek la ñuy demee ci pétrole bii ak. mais sëñ bi xam nga yow loolu rek nga jot a wax mais yow am na loo xam ne da nga koo fàtte. yow lépp loo xam ne tabax la muy wàllu fer xam nga dañ naan 750 millions de tonnes fële moom la ñu am ci biir réew mi nga xamante ne tey jii moom mooy ci biir réewum Sénégal mais ci sondage de précision yi dañ lay génneel ba wax la tonnage yi ci tonnage yi li nga xamante ni c'est firnde prouvé c'est 630 millions de tonnes de fer 630 millions yooyu am nga ci yow 370 millions yoo xam ni hématite la mooy minerai oxydé bii. beneen bi 250 millions de magnétique moom mooy minerai magnétique kon tey nan nga mën a toogee tey yor lu toll nii tey ci potentiel ci fer nga xamante ni yow tey adduna bi xoolal fer li mu mën a def ci adduna xoolal zircon li mu mën a def ci adduna xoolal or li mu mën a def ci adduna xoolal pétrole gaz li mën a def ci adduna muy la pétrochimie kon bu fekkee ni tey yàlla dimbali nañ ñun ñu gëm suñu bopp dëggal suñu bopp gis nga mon cher tey réew mi. amul lu ñu mënalul seen bopp gis nga état bu taxaw ak ay doomam yi nekk biir réew ak ñi nekk bitim réew nga ni leen man état man maay ñëw garantir samay doom seen investissement ku ci def lii ci pétrole bi ku def lii ci or bi ku def lii ci gaz bi ku def lii ci phosphate bi nangam ak nangam ku nekk xool ca la ngay investir mu constituer leen en consortium garantir leen gis nga exonération fiscale yi mu defal multinationaux yi mu ne defal naa ko sama doom 15 ans 20 ans 25 ans jar na ko parce que après liggéey yooyu ay sénégalais ñoo koy def kaay leen ñu constituer en consortium man 55% ci lu ñu laaj ci alal maa koy teg ci taabal ji 45 yi ci des yéen a koy génne jox ko man conseil d'administration bi laay jiite leneen li ci des sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo koy doxal kuñ ci defal exonération fiscale 20 ans nga jël sa alal investir ci réew mi tey jàpp nañ ni Sénégal am na loo xamante ni tey yi nekk na fi loo xamante ni mën na yóbbu Sénégal te duñu def recours ci benn institution internationale dem di lebi xaalis. d'accord yow loolu mooy réew mu normal noonu la war a doxee mais malheureusement léegi. Samba Tall Sarr fan yi dañoo gis ne président Macky Sall dafa génne benn décret. li nga xam ne moo jëm ci code des marchés publics procédures yi. ñëpp yamoon si léegi dañoo wax ne ñi nga xam ne tey yéenay Petrosen ak SAR ak Senelec yéen teggil nañ leen procédures yi nga xam ne moom la code des marchés publics daal di teg ñenn ñi jàpp ne loolu ak ñàkk leeraange foofu la commencé ak ndëngate ci ay kër yoo xam ne bëgg nañoo may ay producteurs privés wala ay investisseurs privés wala ay fournisseurs ndax nee nañ leen yéen maanaam wàllum appel d'offre comme niñ ko doon defee teggil nañ leen ko yow loolu lan moo ci sa gis-gis. sunu gis-gis daf ci clair mooy que ni man sama yaram dafa simmeeku sama yaram dafa daw je suis triste pour mon pays lu tax ma ni la je suis triste pour mon pays parce que am réew moom dama yaakaar ni transparence da ci am solo am réew yàlla nañu yàlla musal ci guerre moo tax daaw biñ ñu notee
ni indice de la corruption mu ngi toll 118 milliards de non francs CFA loolu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ciy dund ñun lii am na fi rek cela veut dire que ni gàcce la kooku mooy benn. nan nga mën a comprendre réew mu mel ni Sénégal président de la République génne décret mooy 2024 bi ngay wax 1538 bi mu signé le 12 août 2024 mu modifié décret 2014 12 bi nga xamante ni mu ngi ko signé le 12 septembre man su ma gisee nga ñi lu mel ni Sénélec lu mel ni SAR muy société africaine de raffinage lu mel ni li nga xamante ni moom mooy waaw Sénélec génne lii nga xamante ni moom mooy Petrosen Holding Petrosen Exploration et Développement Petrosen Training et Services SA génne réseau gazier génne Institut national du pétrole du gaz maanaam ñi nga xamante ni ñëpp dañuy yëngu ay sociétés yi ma lim nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mbirum pétrole ak gaz njënd njaay achat lépp lu mënti nekk nga ne leen yéen dañ leen di génne yéen ci code des marchés publics maanaam yéen kenn du saytu seen mbirum jënd ak seen mbirum njaay ak seeni nangam ak ci nangam loolu xam nga mooy lan loolu mooy léegi yow permettre nañ lay léegi nga def entente directe mooy gré à gré boo ko déggee mooy bonjour les dégâts mooy non transparence dugg na corruption dugg na foofu la ñu toll tey ci réew moo xamante ni ñu ngi naan dañuy bëgg a tàmbale exploiter pétrole ak gaz salaamaaleykum waxaguñ la maaleykum salaam yaa ngi tàmbale yow di ndëxal xelu nit ñi ci lii nga xamante ni foofu la ñu jëm bu ñuy wax ñu naan dañuy def allègement mën nga ko def sans pour autant nga dindi nit ki pour mu am contrôle boo xam ne dañ koy def ci moom cela veut dire que ni société yi ma la limal ñii yëpp tey jii lépp lu ñuy def tey ci seen biir mën nañ ko defante ci seen biir xool nit bi leen neex ñu jox ko sans pour autant rendre compte li nga xamante ni moom mooy code des marchés publics te damaa yaakaar ni loolu non transparence la damaa jàpp ni loolu corruption loolu mooy sax nag gën a xiir nit ñi pour ñu def corruption mais ñoom nee nañu dañuy bañ rupture am ci stock beeg ñoom li ñuy jëfandikoo loolu moo tax ñu dindi leen ci ñu defal leen ñu teggi leen procédure bi ñu waroon a jaar. rupture moom bu dee rupture ci mbàllum hydrocarbure SAR moom moo fi nekk di commander di jënd di indi lu wàllu Petrosen jëndul lenn loo xamante ne wàllu njëndante ak njaay la dafa am ay compagnie yu fi nekk. dafa lim ay société yooyu ñu lim c'est des sociétés yoo xam ne dañoo nekk ci biir réew mi kon sociétés yi tey bu ñu génnee tey jii indil leen lii nga xamante ni moom mooy bu leen neexee def entente directe cela veut dire que ni mooy loolu mooy encore encourager corruption te loolu kenn du ko rafetlu ci bépp sénégalais laa wax boo xamante li la soxal kese mooy sa réew kese kott rek donc mënoo rafetlu lii nga xamante ni tey moom la ñu teg. D'accord mais est-ce que communiqué ngeen si. yéen waa Awalé yéen docteur Abdourahmane Diouf. waaw xam nga mbir mi mu ngi doog am su ma juumulee semaine bii jàll président ne ko fii woon mu ngi doog a ñëw hier je pense si je m'abuse je peux donner cette information am na loo xamante ni ñun dañ ciy communiquer après mais yow ci sa bopp man en tant que tey délégué national nga xam moom moo yor wàllu ressource minérale nga laaj ma ci dama ciy joxe sama xalaat bii ma ci joxe it jàpp naa ne à 99 parce que responsabilité moo tax ñu jox ma lu mel nii yow jàpp nañ ni tamit nous avons notre mot à dire te loolu même boo ma ko laajulee yaa nga ciy dégg Abdourahmane di ci aytu di ci wax son point de vue par rapport à une transparence parce que lépp loo xam ne réew yi dañ koy def te lii nga xamante ni mooy non transparence lépp loo xam ne réew yi dañ koy def ci kaw corruption moom dafay yóbbu réew ginnaaw te parce que tey jii yow yëgoo tinoo mais buñ ne la tu es parmi les 25 pays les plus pauvres les plus endettés les plus corrompus du la neex yow en tant que sénégalais. D'accord léegi Samba Tall Sarr yow nga nekk sa xam-xam màcc jëm ci wàllum mine wàllum pétrole wàllum gaz ak wàllum pont wàllum taleek xeet yu demee noonu ngay technicien ci wàllu woo léegi rek ci lu gàtt yow technicien nga saxal màcc na jëm ci wàllum pont ak wàllum tali infrastructure yi ñuy defar nii lan moo ci sa gis-gis. sama gis-gis mooy c'est très coûteux waxuma la c'est coûteux de c'est très 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 coûteux. defuma publicité liggéeyuma ci mais sama xalaat la en tant que des sénégalais nekk ci réew mi mënuñoo toog ci réewum Sénégal moo xamante ni carrière yaa ngi fii mine yaa ngi fii li ñuy defaree tali yëpp mu ngi ci biir Sénégal li ñuy defaree tali yëpp laa wax mu ngi ci biir Sénégal ba mu def lien hydraulique lien hydrocarbure bi ñu xoolee
tali ñaar rek la chaussée souple chaussée rigide tey boo xoolee l'emprise l'assiette la plateforme et la forme d'une route coupe longitudinale mooy couche de base couche de fondation sous-couche revêtement li ciy dem yépp ci tali mu ngi ci biir réew mii ba mu des lien hydraulique muy goudron te loolu incha allah rabbi bu ñu tàmbalee exploiter sunu pétrochimie bi ma la doon wax sànq goudron foofu lay génne kon cela veut dire que ni tey bu ñu demee ñun ba ñuy facturer dama lay wax rek peut-être am na information ñoo xam ne xamuñu ko gis nga li ko daggee woon Malick Sy mooy pompier fi ñuy wax pompier ba fii nga xamante ni moom mooy rond-point Patte d'Oie baarataal bi moom moo ko defar mu ngi ko facturé woon état bu Sénégal 1,2 milliard de francs CFA 1,2 milliard par kilomètre li ko daggee foofu buntu Pikine société bu ñuy wax MSF la mu ngi ko facturé woon 1,5 milliard par kilomètre gis nga bi ñu ñëwee ba buntu Pikine jëm Diamniadio foofu la musiba bi tàmbalee ak Eiffage ñu ñëw di ñu facturé 6 milliards benn kilomètre 6 milliards benn kilomètre tey fi may toog di wax ak yow nii yi ñuy defar à partir de Diamniadio jëm Mbour jëm Thiès yëpp presque mu ngi ñu dikk 4 milliards. par kilomètre 4 milliards par kilomètre. autoroute yi dafa cher par rapport boo ko doon méngalee ak yeneen réew yi 1 kilomètre bi c'est combien de milliards. foofu laa jëm dama lay ñëwal benn par benn dama lay jox mbiru Sénégal ba pare booy xool tey le projet Ila Touba c'est un projet de 416 milliards nga ñëw jël jox ko BRCB ñoo xamante ni c'est des Chinois ñu dem Exim Banque leb xaalis ñëw nga defaree leen ko 5 ans à un taux de 2% lañ ko lebee xam nga foofu benn kilomètre Ila Touba ñaata la coûté état bu Sénégal 3 milliards 714 millions 3 milliards 714 millions la ñu benn kilomètre coûté xam nga ñaata at la ko état Sénégal di fay. ñun Sénégal ñun même bu Macky Sall président de la République demee war nañ koo fay pendant 25 ans 25 ans ñaar fukki at ak juróom. Cela veut dire que ni ñun tali bi ñuy defar ñun mun jaar ci joor gi nga fàq ay ngeer ak i kàdd la yow ñu facturer ko plus de 3 milliards et quelques boo demee Tunisie nga dem Maroc nga dem Algérie maanaam ci montagne yooyu nga xam da ngay def ay tir pré-découpage yenn yi da nga xam da ngay tir pré-découpage nga xam da ngay def ay tir de mine jaarale tali bi ci biir montagne bi ainsi de suite foofu tali boobu sax mënu la coûter 2 milliards et quelques. léegi lu waral loolu nag Samba Tall Sarr. mais foofu laa la jëmal ana CSE bu Aliou Sow sous région bi Nigeria Burkina Faso Sierra Leone foofu yëpp ñoom ñooy defar tali yi tey jii boo jëloon en consortium rek exemple bu ndaw laa lay jox gis nga tey jii muy CSE di Areski di ñi nga xam moom la ñuy wax Jean Lefebvre tubaab yee ko moomoon léegi baarataal moom moo ko jël léegi groupe Talix la tudd groupe Talix boobu tey nga jël boole ko tey ci biir am na yeneen entreprise yoo xamante ne tey ñu ngi fi nga jël leen ñoom ñëpp regrouper leen tey jii loo bëgg ci tali ci biir réew mi mën nañ la koo defal kon léegi nan nga mën a comprendre yow bu dee latérite mu ngi ci réew mi bu dee ciment mu ngi ci réew mi bu dee basalte mu ngi ci réew mi bu dee technicien en point chaussé ñu ngi ci réew mi ingénieur point chaussé yi ñu ngi fi ingénieur génie civil yi ñu ngi fi techniciens yi ñu ngi fi lépp am nga ko yow léegi lan moo tax ñun ñu wëgg a wëlbatiku société yooyu nga xam ne dañ lay facturer loolu ci ay kilomètres tey sa même matière première boobu la ñuy jël yow pour defale ko sa tali la côtière bii nga tàmbalee dégg temps yi ñi nga xam dafa war a jóge léegi nii pour dem Saint-Louis xam nga benn kilomètre bi presque ñaata la lay dikk benn kilomètre mu ngi lay dikk presque 2 milliards 600 et quelques 2 milliards 600 et quelques te ma wax la benn affaire c'est pas gratuit parce que péage la te ñëpp dañoo yaakaaroon ne autoroute boobu du nekk péage mais malheureusement péage la kon jàpp nañ ni coût bi nga xam ne moom la ñuy def tey ci tali c'est beau de regarder ni wéy rafet na baax na mais à quel coût et c'est dommage c'est regrettable. jërëjëf Samba Tall Sarr ñu daal di nag wax ci li nga xam ne tey moom mooy élection au conseil des collectivités territoriales suba ci dimanche ji la ñu bari ci opposition bi dañ ko boycotté ndax dañoo jàpp ne institution la boo xam ne milliards yi ñu say dugal bëri na beneen bi institution la boo xam ne amul njariñ loolu la ko ñenn ñi gisee waaye ñi bokk ci nguur gi ñoom jàpp nañu ne pour ñu am benn réussite ci politique bi jëm ci gox-goxaan yi mënut a ñàkk institution bu mel ni HCCT yow lu sa gis-gis.
sama gis-gis li ci gën a bëri rek mooy sa caser une clientèle politique il faut avoir le courage de le dire c'est pour caser une clientèle politique yow tu ne peux pas avoir lu mel ni benn assemblée nationale am li nga xamante ni moom mooy gouverneur am ay préfet nga wàcc ci suuf am ay communes yi ay maire di ko jiite ñu xam organique mbir administration nu muy doxee nga wëlbatiku naan da ngay créer yëpp c'est créer rek une clientèle politique c'est la même chose bu fekkee ni ñun dañoo jàpp ni réew mu ndóol lañu dañoo bëgg a dem suñu kanam am na lu bare loo xam ne dañ ko war a weesu dafay mel rek démb rek maa ngi waxtaan ak sama benn xarit munum mais booy soxna ambassadeur yi ba tey ñu ngi leen di fay ma ne ko waaw ñu ngi leen di fay de wala rek bépp soxna ambassadeur ci biir réew mi am nga yow salaire u téeméeri junni 500 000 francs cela veut dire que ni tey toll nañu foo xamante ni ñëpp ñi nga xam ne dañoo dugg ci langue politique dara soxalu leen lenn rek la mooy am ay poste de responsabilité yoo xamante ni même bu amul njariñ nañ leen fa teg ñu jàpp alalu askan wi li nga xamante ni moom moo leen soxal di ko utiliser en mauvaise échéance. kon jàpp nañ ni lii nga xamante ni moom mooy budgétivore yi nga xamante ni moom la ñu yóbbu ci institution yi bu fekkee dañu bëgg a jojanti redresser Sénégal ak fi Sénégal toll nee nañ Sénégal way situation bi dafa graaw Covid bi nangam ak nangam barki démb yaa ngi dégg ñun la 200 et quelques entreprises tëj na ci biir réew mi ñoom xam nañu loolu ñoom dama lay wax rek réew buy dox dafa am noo koy natte na nga koy natte xam nga mooy lan président de la République monsieur Macky Sall en 10 ans jox nañ ko un budget de 38 000 milliards 309,2 ni ko doxalal réew maa ngi noonu kooku ni ko sa cëggal guy la boo doxalee yow la boo doxalul yow la amul problème 2012 plus précisément le 3 avril réewum Sénégal borom mu ngi toll woon ci 2741 milliards fi ma toog di wax ak yow nii weesu nañu 14 000 milliards d'endettement cela veut dire que ni tey borub Sénégal c'est le triple du budget du Sénégal kooku mooy beneen bi muy yow di man ak keneen réew mi ñëpp bëgg a liggéey mais dama ne la avril taux chômage bi mu ngi toll woon ci 10,4 fi may toog di wax ak yow nii dernier trimestre 2021 chômage du Sénégal mu ngi toll ci 24,1 cela veut dire que ni chômage du Sénégal fa mu toll woon en 2012 daf ko doublé waat cela veut dire que ni tey Sénégal ñun li ñu jàpp ñun au nom de notre parti dañu jàpp ni Sénégal dafa am nu mu doxee en tant que jàng ci li nga xamante ni wàllu luy yóbbu réew ci wàllu économie ci kanam. D'accord. dama eggale foofu rek dafa am ñetti pàcc ci wàllu ni ñuy natteem réew mu ngi dox wala doxul muy le secteur primaire le secteur secondaire le secteur tertiaire maanaam tey primaire bi mooy mbay bi càmm gi napp gi élevage bi nañu leb lu baree bari mais nañ ko investir foofu mu booster croissance du Sénégal tirer croissance bi mais malheureusement. mais est-ce que ki lay lebal du moom moo lay wax fi nga koy investir. mais foofu laa la jëmal loolu moo tax ma ne la yow nag nan nga mën a yore léegi yow ressource boo xamante pays industrialisé yi nekk ci bitim réew yépp yow sa matière première la ñu soxla pour industrialiser ko ñu ni c'est des pays industrialisés yow nga nekk fi yow di wut ay 10% ki 5% ki 15%. D'accord. dama ne ñun nous ne méritons pas ça. gis nga booy xool secteur tertiaire muy banques yi assurance yi multinationaux yi nga xam ne dañ leen defal exonération fiscale ñu ñëw investir ci réew mi ñooñu ñooy tirer la croissance du Sénégal à 62%. loolu moo tax ñu ni Sénégal am na croissance. mais cette croissance elle est extravertie croissance boobu bitim réew lañ koy lekkee waa Sénégal dundewuñu ko xam nga yow lu mel ni bu ma ci amee ni jàpp nag xoolal lu mel ni Elinkine ca Casamance Bandar 700 quelques kilomètres yow da ngay dem ba jën boo lekk yow benn jën booy jël di ko lekk yow daf lay poser problème cela veut dire que ni ñun teeluñu dara suñu réew géej gaa ngoog c'est du mbambula mine yaa ngi nook c'est du mbambula pétrole bi gaz bi cela veut dire que ni tey ñun dañoo war a taxaw def une lecture froide par rapport à la situation géographique géopolitique géophysique géostratégique et géologique pour pouvoir amener ce beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs. jamono jooju nga xam ne nag ñoo ngi taxawalaat au conseil des collectivités territoriales 1 minute rek si njëgu yokk yi. lu ko waral. nee nañ guerre Ukraine bi la. waaw xam nga gàcce daf may rey des fois ci réew mu mel ni Sénégal président de la République am li mu am yépp ci réew mi nekk président Union africaine dem ba ca Poutine te defe naa ni ba mu demee ci Poutine aussi liñ ci dégg lenn la mooy céréales ak engrais wax naa ko sànq sama njóol benn wax Sénégal muy réew moo xam ne am na ay millions de tonnes de phosphate Senchim gii doon defar engrais béykat yi di ci jot ñeneen di ci jot nga xam ne jaruñu ko yóbbu bitim réew ñun xaye di nañu ba nga xamante ni fi ne nii
phosphate boobu moom la ñuy jël yóbbu bitim réew defar engrais foofu indi laatal ñu ko ñun diñ ci bëgg a rey baykat yi xam nañ li may wax nit ñi xam nañu li may wax kooku mooy benn. ñaar yow nga yor suuf nga xool Saint-Louis ba Bakel am nga 240 000 hectares yoo xam ne war nañ ko mën a béy Saint-Louis ba Bakel jàpp nañ ne ndox mu neex la. ndox mu neex moom boo demee Saint-Louis yow boo xamee Ndar ci bël ba mooy fi ndox mu neex mi di daanoo ci océan Atlantique bi Sénégal mu ngi ciy perte 640 mètres cubes à la seconde. loolu mooy jàpp ne tant que béyuñ li ñuy dundee njëg yi mënut a ñàkk a yokk. xam nga damay j'ai froid au dos ndeysaan damay sama yaram day daw bu may dégg sax naan ay sécurité alimentaire moom mooy gaawantu nga lekk bala ngaa dee ñun souveraineté alimentaire buñ ko amulee ci ñun la. maanaam ñun am nañu ay ndaw am nañu suuf am nañu jant am nañu ndox mu neex am nañu ay ndaw yu jàng ba am ingénierat ci mbiru mbay kon tey bu ñu atteindre suñu souveraineté alimentaire cela veut dire que ni suñu politique moo lompañ nan nga mën a comprendre tey yow lu mel ni 20 milliards laa lay wax 20 milliards de mètres cubes d'eau te li ma lay wax c'est des chiffres de l'Organisation mondiale pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 20 milliards de mètres cubes dinañ ko xoole ci ndox mu neex muy jóge ci fleuve Sénégal di daanu ci océan Atlantique bi yow nga bàyyi fa ndox moomu ñëw fii ci Ndakaaru ni yow da ngay def usine dessalement pour génne ndoxu xorom ni nga xamante ni moom moo nekk ci géej xorom si xam moom moo nekk ci ndoxu géej dama yaakaar ni priorité dafa am tant que nous ne parvenons pas bay suñu bopp transformer ko sur place embaleel ko sunu bopp li nga xamante ni dafa war dem ci carton état bi leen rek la ci am xam nga mooy lan homologation des prix ñun lu ñu amul ci sunu suuf ñun la bu gàcce la bu ñu toogee fii ba gis ay camions yu jóge lu mel ni Maroc di indi fii li nga xamante ni moom mooy carotte di indi fii li nga xam moom mooy soble di indi fii li nga xam moom mooy pomme de terre dama yaakaar ni kon ñun fa ñu war a jaar dañoo tegg yoon wax léegi Samba Tall Sarr xam naa ne ba muy tulee assemblée nationale dinañu si bañ a wax wala ci lu gàtt rek ci président Macky Sall mi ñuy njort ne dafa bëgg 3e candidature ak nomination Mamadou Badio Camara njiitul conseil constitutionnel lu ci sa gis-gis. sama gis-gis moom mooy la balle dans le camp des Sénégalais xam nga man dafa am rek may gisee Macky Sall président de la République gardien de la Constitution chef suprême des armées et de la magistrature clé de voûte de toutes les institutions c'est lui qui nomme les emplois civils et militaires loolu ay pouvoir am la ay ndombay tànkam la moom Macky Sall boobu président moom moo bindulu woo conseiller technique am conseiller juridique am du moins Ismaïla Madior mu ànd ak ay nitam ni ko damaa bëgg nga bindal ma lii kooku bindal ko loolu ñu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel bi nga xamante ni jàpp nañ ni moom moo nekk ca kaw a kaw moom mooy xool constitution Sénégal moom moo koy saytu moom moo koy aar moom mooy def lépp tey kooku ni nañu dem tey li nga xamante ni moom mooy référendum ñu dem référendum def li ñu war a def yépp mu féete côté tey jii président boobu tey jii moom moo wër àdduna wër fépp taxaw ni man maa bindulu ñu bindal ma man maa yóbbu dama yaakaar ni dafa am ñoo xamante ni jànguñu ulla lan moo tax ñuy alimenter débat bi pour couper débat bi damaa bëgg mu yomb mooy man buñ ma falaatee am confiance jox ma li ma bindulu mooy 2019 mooy 2e sama dernier mandat adduna yëpp dégg li muy wax du arabe du anglais du espagnol Ismaïla Madior bi nga xam ni moom moo bind ni lii dafay viser directement le président Macky Sall c'est pas une question d'interprétation nul ne peut faire 2 mandats consécutifs wax ko ñetti yoon defe naa vidéo yaa ngi daw ba ñëpp dégg Ismaïla Madior boobu tey jii ñu walbatiku Mimi Touré mii tey jii jaar fa mu war a jaar Seydou Gueye jaar foofu yum jaar fa ñu jaar ñoom ñëpp ñu nangu ni ñoom ñoo bindulu ñu bindal leen ñu yóbbu conseil constitutionnel ni mooy 2019 2e et dernier mandat damay wax nag ni kilifa diine yi ñu ngi fi kilifa aada yi ñu ngi fi ñi nga xamante ni lambda sénégalais lañ ñu ngi fi dégg nañu lépp gis nañu lépp xam nañu lépp maintenant nag réew dafay toll foo xamante ni ku nekk yaay jël sa destin en main sunu destin en main mooy ñoom lu mu leen jaral pour li nga xamante ni moom mooy toog fi ñun dinañ jaral lu toll noonu pour jël leen fi parce que nag dañoo jàpp ni présidence de la République c'est la première institution du Sénégal maintenant où est la sacralité de la parole d'un chef d'État moom moo taxaw officiellement et solennellement ni 2019 te dama yaakaar ni ñaari 2019 amul 2019 bii mooy sama 2e et dernier mandat débat bi kuloo na ba ku ci wax ci ñoom
ku ci wax ci ñoom koo xamante ni c'est en déphasage par rapport ak ñoom li ñu wax ñu jël la dàq la. d'accord kon dama yaakaar débat bi moom sénégalais yi ñoo koy régleel seen bopp keneen du leen ko régleel. waaw d'accord jërëjëf Samba Tall Sarr ñu lay sant di la gërëm. merci c'est moi qui vous remercie di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura te it fi nga xamante ni moom la ñu am tey muy Sénégal le Sénégal ne se fera que ce qu'en feront les Sénégalais eux-mêmes. Nous ne devons pas être étrangers à nos propres ressources tey jàpp nañ ni Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu yor moom la ñu móol nga xam ni moom moo ñu defal lépp en revanche dañoo de revenir quelque chose à ce pays moom moo tax ñu bàyyi lépp dugg ci langue politique gi pour servir ce pays qui nous a tout donné et nous souhaitons que ce beau bateau qui se nomme le Sénégal puisse aller dans les lendemains meilleurs. jërëjëf Samba Tall Sarr mu nekk expert minier pétrolier gazier moom la ñu invité woon tey mu nekk technicien tamit ci lu jëm ci wàllum pont tali ak yoo xam ne aju na ci wàllu woowu mu nekk homme politique ca commune bu Ngaye nekk ci département bu Tivaouane mu bokk ci parti politique bi di Awalé moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.